bokk ci coow li xam coow lee ko gën. yéeg li xew. waaw bokk ci coow li xam coow li te Sénégal yi fi mu ne xam nañ li xew. boo xoolee pression bi ni mu méttee ci ñu yor réew mi. xam nañ ni nit ñi léegi am na loo xam daaw dootuñu ko nangu. dëgg la man nag dama gis ni Sénégal lu tax ba tey amul transparence mooy damaa jàpp ni Sénégal ba léegi royaume moo fi am. waaw parce que ñun dañuy naxi république. mais yéen ñi xam république nga xam ni tey boo demee réew mu mel ni France. di nga nangu ni foofu république moo fa am. parce que du benn nit mooy toog di buur di bummi. mais fii bu ñu waxantee dëgg. le président de la république mooy buur di bummi. parce que problème bi ñu am yëpp mooy dañoo jël benn pouvoir bi réew mi yëpp am ñu jox ko benn nit. maanaam li ñuy wax séparation des pouvoirs amul. pourtant waajaloon nañ ko parce que am na ay pouvoir yu fi nekk. muy le pouvoir législatif bi. ak judiciaire bi. ak exécutif. mais malheureusement Sénégal. loolu ay théorie la nii rek. mais pratique yi ku ne xam na ni benn pouvoir rek moo fi nekk mooy pouvoir bi nga xam ni mooy le président de la République moo yor décret. ku mu bëgg a def milliardaire léegi mu def la ko. ku mu bëgg a toroxal it léegi mu toroxal la. parce que kaaw Ousmane Sonko gis nañ ko. un fonctionnaire boo xam ni dafa nekkoon di liggéey. ay waajuram fayal ko mu jàng. ba rampe nga xam ni kenn puusu ko dafa xeex ba toog fi mu toog. nga xëy raje ko parce que bokkatu leen xalaat. loolu pouvoir boobu dafa ëpp. te pouvoir boobu nit moo ko méritowul. gis nga alquran day wax ni law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata. am na pouvoir boo xam ne yàlla rek moo ko mérite. maanaam yàlla day wax ni bu dul woon moom kennam gi li tax ñu koy wan ni kenn la. mooy bu ñaari yàlla amoon rek àdduna bi day yàqu. parce que da ngay gis kee day taxaw fële wax lii kii wax lee. mais yàlla rek moo mérité. moom kese muy décider. parce que nit dañ ko bind ci nit moo warul am pouvoir boobu. parce que arab yi dañuy wax ni summiyal insaanu ala kasrati nisyaani. nit dañ ko bind ci muy gaaw a fàtte. al insaanu mu ngi jógee ci nasiya bi nga xam ni. nit ki day mooy bi firi fàtte. léegi pouvoir yooyu nag boo ko jëlee jox ko nit. la alquran waxoon walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fil ardi. moo tax islam moom d'accordul ci ñu jël yenn pouvoir yi jox ko benn nit kese. waaw boo gisee xattaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam pouvoir yi daf koo séddale woon. te moom wax yu da doon wàcc ci moom. kon damaa jàpp ni tey mënta ñàkk ñu toog def taxaw seetlu pouvoir yi nga xam ni tey dañ ko jox président de la république ñu wàññi ko. parce que am réew bu dee yow ñay àtte yaa leen di fal yaa leen di nommer ku la ci mere nga yóbbu ko Tamba. loolu réew moomu ku la wax ni justice bu transparence dina fa am da lay nax. te réew bu dee président assemblée nationale yaa koy nommer. kon pouvoir yëpp yaa ko yor. nit nag moo méritewul yor lépp. yor lépp yàlla rek moo ko man kon ñun dañoo jéggaani république. mais dañ koo théorie mais malheureusement pratique. kon tey problème mu Sénégal tey dama jàpp ni Pape Maguette. buñ naxantewul transparence mënu fi am. exemple bu gàtt. tey ñu ngi wax ni dañuy indiwaat poste premier ministre. mais premier ministre pourtant président Macky Sall bi muy wut réew mi bi muy wut deuxième mandat pourtant waxul woon ni moom bu mu ñëwee da koy supprimer. effectivement. mais dañoo xëy rek ñu am benn surprise générale ñu ni ñu day supprimer. soo koy supprimer da koy indiwaat. da koy indiwaat. pourtant premier ministre ci li ma jàpp boo koy laal da ngay laal constitution bi non. maanaam mooy charte ndeyu réew mi. tey bu ñu seetloo réew yi nga xam ne ay réew yu mag lañ. réew mu mel ni état Amérique wala France comme ci ñooñu la ñuy jël exemple. ñooñu seen constitution mën nañoo toog lu mu gàtt gàtt juróom fukki at duñ ko laal. Sénégal bi Macky Sall ñëwee léegi ak ñi ko jiitu woon selon information yi ma am wax nañ ni constitution bi laal na ko lu mu tuuti 9 fois. dégg naa tey ku mel ni Hélène Tine mu ni 6 fois. mais même bu doon 3 fois bari na. loolu du transparence parce que transparence mooy li ngay waaj a def nga wax ko nit ñi. yaa ngi dégg maanaam Sénégal bu ñu bëggee dem fi ñëpp dem amuñu problème ay ressources
Sénégal avant pétrole ak gaz sax di feeñ li fi nekk ci alal buñ ko organiser Sénégal yi mën nañ ci dund ba mu des. ñun bari wuñu matuñu sax 30 millions d'habitants. tey jii Sénégal réew mu ndaw la. am nañ lépp lu nit di am nañ ko am nañ espace bu doy. am nañ géej ñun amuñu problème mu yi réew yi am. muy ay problème mu ethnie. yaa ngi dégg amuñu problème mu religion. musu ñoo dem ci guerre. tubaab yi même bi ñu colonisé dañoo bàyyi ñu demal suñu bopp. tubaab yi am na ay infrastructure yu ñu fi bàyyi yi fi jot a baax sa yu ci bari ñoo ko fi bàyyi. kon ñun ñun benn problème lañu am mooy dañoo am nit ñu jiital te bëgguñu réew mi. te loolu commencé wul ci Macky Sall parce que boo xoolee suñu hymne national gis nga hymne national dafa am solo ci am réew. boo dégloo suñu hymne national bi colonel da ngay dégg ñu naan pincez tous vos corps, frappez les balafons. maanaam yow réew mu départagul amagoo indépendance naan frappez les balafons. loolu li muy signifier mooy kaay leen ñu dem ci pom yi. gis nga Coupe d'Afrique bi passé man amoon naa chance demoon naa Égypte. bi ñu Algérie di éliminer. damaa toog bi ñuy teg hymne national yi ma dégg algériens yi seen hymne national bi. mais da ngay gis ni ñoom bu ñu koy jàng da ngay gis ni seen deret moo koy jàng. parce que li ñuy wax mooy xeex. combattre dem ba jeex. gis nga dañoo teg bu Algérie teg bu Sénégal ma ni Algérie dañuy gagné de. waaye ñu ma sa waay imaam nag yow doo wax jàmm ma ne ko non parce que l'hymne national bu Algérie bii bokkut ak suñu bos bi. mooy ñun perte ak ñàkk la ñu yemale. te ñii duñ perte parce que seen hymne national li mu leen di wax mooy tey waru leen a ñàkk. xeex daal farata. maanaam Sénégal ca départ ba la ñu fauché lu bare ba. faux départ lañ def faux départ lañ am. buñ naxantee. réew mi bu ñu waxantee dëgg Senghor a yàq réew mi. parce que ñi nit ñi ëppoon yaakaar ci ñoom muy Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia Senghor moo leen complot éliminer Cheikh Anta Diop politiquement jàpp Mamadou Dia tëj ko ci kaso bi. ba yàllaa ci def sutura mais da doon faatu ci kaso bi. et puis Cheikh Omar wax na ko. sëriñ si tamit loolu mënul il faut ñu waxtaan ci. parce que réew yi avancé yëpp nitu diine yi bi ñu amee indépendance dañoo bokk ci politique bi. boo xoolee ku mel ni Serigne Cheikh Tidiane Sy. gi teel naa gis loolu ku mel ni sëñ Cheikh Mbacké. moom musul nangu ñu bàyyi politique bi jàngkat tubaab yi. dëgg la. Serigne Cheikh Tidiane Sy biñ ko laajee ni ko yow Serigne nga lu tax ngay politique mu ni politique bu baaxee ñëpp a ko war a def. mais bu bonee ñëpp a ko war a bàyyi. ñun erreur bi ñu dal mooy dañoo am indépendance jël réew mi jox ko ñoo xam ne ay jàngkat tubaab lañ. bëgguma da la sëñ Abdoulaye waxoon ca jàngkat tubaab ñun ñëpp xam nañ ko. mooy dañuy tubaab ñetti la. ñett la da lay jàngal nooy naxee. ak nooy naxee. nit te du ko xam. fexeel ba noonu bu njëkk ba ki ngay ndax du xam ne yaa ngi koy nax. mooy nooy naxee. fexeel naxe. fexeel naxee da ngay fexe dañ lay jàngal nooy naxee. nooy naxee jàngal la nooy def ba kenn du la nax. waaw jàngal la it loo xam ne boo naxee nit ki du ko mën a xam. très bien mu ne université mooy nooy naxee te kenn du ko xam. du ko mën a xam. kon réew mi bu ñu waxantee dëgg mooy nuñ ñuy naxee te kenn du ko xam. boo gisee ku mel ne Cheikh Seydi Hadji Malick moom bi mu ñëwee moom dafa am benn ay déclaration yu mu fi bàyyi foofu laay daal mu ni dani alaa ya bani haza zamanu daawtukum li ihyaai diini bil ulumi ajiboo mu ni yéen nit yi jamono yëpp maa ngi leen di woo ñu ni ko Maodo ci loo ñuy woo mu ni maa ngi leen di woo ñu dundal diine ñu ni ko diine bu ñu nee diine nag société day dugg ci biir franc-maçon yi ñoo bëgg a séparer diine ak société parce que diine projet de société la dëgg la waaw dëgg la Seydi Hadji Malick kaay leen ñu dundal diine ñu fexe ba société bu aw société boo xam ni day équilibre ñu ne ko loolu ni ñuy fexee ba mu am mu ni nañ jàngi xam-xam ignorance gis nga feebar bi gën a bon ci feebar yi mooy ignorance boo gisee mag ñi sondoon ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba di bind ay tazawudu sigar tazawudu shubal mooy dañ doon jàngal nit ñi mais Sénégal malheureusement jàngal luñ ñu suñ bopp yaa ngi dégg njàngum tubaab mi ñi ci nekk professeur Dame Mbodj man dama koy féliciter moom tey ji réew mi ñi ci raw ci njàng ci la bokk moo ni njàngum tubaab mi baaxul école Jules Ferry bii du làkk bi mais lim lay jàngal mooy nooy naxee te kenn du ko xam kon bu ñu bëggee dem mënta ñàkk tey ñu delluwaat wolof nee na boo demee wax xamoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon ya xadiisul qudsi boo wax ni man arafa nafsuhu faqad arafa rabbuhu képp ku bëgg a xam yàlla da ngay xam sa bopp ñun réew mi am nañ fi ay références yu mag sëkk yoo xam ni teg nañ fi ay état te boobu tubaab yi ñëwaguñ ci réew mi waaw la théocratie de Fouta
moo fi jiitu république. Thierno Souleymane Baal la. Thierno Souleymane Baal. Souleymane Baal. kon buñ bëggee Thierno Souleymane Baal ca professeur bu ñu demee ci recommandation bi lu mu wax. bu ngeen jiitalee nit dem ba am amam. jéggi dayoo bëri xaalis. commencé di bëri xaalis comme li ñuy jàmbat tey. buñ la falee même pas deux ans nga nekk milliardaire. mu ni na ngeen dem dindi ko. wàccee leen ko te nangu alal bi. wàcce leen ko te nangu alalam. kon tey Sénégal problème bi fi mu nekk mooy réew mi benn pouvoir fi nekk kenn nit a ko yor. te loolu assises nationales yi réglé woon na ko. mais malheureusement Macky Sall comme ni nga ko waxee. dafa trahir assises nationales yi. parce que Macky Sall li tax mënuñu ko tolérer lu bari dafa am ay slogan yu ñu jaayoon. muy rupture ci la bokkoon. dëgg la bonne gouvernance ci la bokkoon. mais malheureusement tey li la fi nekkoon moo gën li fi nekk. parce que Wade loo ko mën a waxal. Wade amoon na ay défauts mais amoon na ay qualité quand même. Wade gentleman la woon de. Wade bu dul woon gentleman Macky Sall du bokk. dëgg la loolu mooy dëgg. parce que moo doon premier ministre am. bu doon ni mu def Khalifa Sall la ko def kon Macky du bokk. yaa ngi dégg kon Wade am na lu mu def. set li kii wax PS loo leen mën a waxal formé nañ ay. am nañu ay grand cadre la bi sax ay cadre bàyyi leen fi. yaa ngi dégg mais tey malheureusement. réew mi amuñu droit nag di ñàkk espoir parce que laa taqnatu min rahmatillah. man su may gis ñu mel ni ay Clédor di gis ku mel ni Cheikh Omar. di gis ñu mel ni ay professeur Damboj. damay gën a am yaakaar. di wax ni jamono bu nekk ma daaneel. siècle bu nekk yàlla dina indi mu jaddit. la Serigne Touba wax ni lil Moustapha nawaytu maa yu jadditu. dama ñëw pour beesal sunna si yonent bi. gis nga mu jaddit nag ni mu amee ci diine noonu lay amee ci politique. ci politique temporel effectivement. te tey ji réew mi man li ma gëm laay wax. yàlla indil na leen mu jaddit bi. kan la président Ousmane Sonko. waxuma pour lu ko neex. mais ci doxalinam. bu fekkee ni lim ñuy wax soppiwu ko. mooy nekk na mu jaddit ñëw na pour beesalaat classe politique bi. très bien. joxaat ndaw ñi espoir. parce que nit fii yaa ngi am espoir rek. amul loo mënta def. kon nañu gën a amaat espoir waaye bañ a fexe nag ba bu ñu rëcc. parce que nag Mamadou Dia dañ koo kompaloo ba mu rëcc ñu. Cheikh Anta Diop dañ koo kompaloo ba mu rëcc ñu. jariñoowuñ ci ñoom. fulla ak fayda nag moom li ñu naan juddu bu rafet ndey ak bàyyi waaye. fulla ak fayda boroom fulla ak fayda boroom. kon bu ñu naxante. am na ñu fi nekk wane espoir. nañ leen jox confiance. très bien waaw. bu ko defee ñu dem coon ci parti njiitu mouvement 100%